baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey baolinfo.net le portail du Baol sur le web. baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal. asalaamaaleykum mbokk yi donc ci turu coalition citoyenne le peuple bi nga xam ne ñi ngi ko bokk ak ay association ak ay kuréel yu bari ci la ñu wootee tey jii conférence de presse bii nga xam ni ñi ko teewee ñi ngeen gis ay responsable lañ ci coalition citoyenne le peuple li tax ñu woote ko nag mooy que ni ku ne gis na Sénégal depuis fan yi yëpp jaay doole gi nga xam ni moom la nguuru président Macky Sall nekke di dem di jëli ay responsable yoo xam ne defuñu dara ñu leen di dem di jëli guddi ak di fanaan ci seeni buntu kër di xaar fajar jot pour ñu daal di leen jël yóbbu leen dig di leen bunduxataal ak di leen jaay doole. loolu nag bi mu amee nga xam ne mën nañ cee lim ci ñoom ku mel ni le camarade Clédor Sène nga xam ni moom dafa bokk ci ñi nga xam ñoo sos kuréel gii nga xam ne mooy le peuple ñu mën cee limite koo xam ni moom mooy Assane Diouf ñu mën cee limite koo xam ni moom mooy Guy Marius Sagna buñ ci dollee nag li nga xam ni moom lañ gis fan yii mooy di jaay doole ñoo xam ni ay responsable politique lañ bay dem sax bay bunduxataal seeni soxna ak di leen won ni sama réew mi man maa ko moom damay jaay doole donc loolu la président Macky Sall nekk fan yi léegi nag loolu moo tax ñu dajale nit ñi pour wax leen réew mi Macky Sall moomu ko réew mi dañ ko koo dénk pour ab diir boobu bu jeexee dañoo wala delloo sunum réew ci jàmm moom président Macky Sall nag bi mu ñëwee ba léegi ci jaay doole la nekk mais jaay doole bi nag fi mu toll nii da koo gën a yokk fan yi pour bëgg a xoqatal sénégalais yi xoqatal ab peuple nag mënut a nekk bu dee peuple bi am nañ fulla ñun nag dañoo jàpp ni lii lu ñu war a jeexal la te toll nañ ci nag foo xam ne dañ naan trop c'est trop et olof yi dañ ni lu ëpp tuuru président Macky Sall nag fi mu toll nii commencé na ëppal kon nag ñun tey li tax ñu woote mooy ñu yëgal sénégalais yépp ne lii président Macky Sall def démb jël ay responsable yoo xam ne defuñu dara da leen a woo ca dig pour bunduxataal leen jaay leen doole loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñuy leeral ni même ci forme yi nga xam ne moom lañ leen jële c'est inacceptable parce que convoqué nit bu dee da ngaa am loo xam ne moom nga ko bëgg a laaj mën nga koo def ci respecter ay droit am mais fekk nit koo xam ne deful dara toog këram ngay dem guddi wala nit koo xam dafa génn këram di dem ci boutique di jëndi dara nga koy kar di ko jaay doole kooku ay forme de dictature la yoo xam ne kenn mënu ko nangu lu mësul am Sénégal depuis 1960 ba léegi moom la président Macky Sall commencé def naam mi ngi ko doon waajal depuis 2012. maintenant nag ñun duñ fi nekk di wër-wëral comme ñoom yoon wen ko jaare woon gis nañ ni yàqu na mooy jiiñ yàkkataan gi nga xam moom lañ jiiñ responsable politique président parti muy Ousmane Sonko bi nga xam moom lañ ko jiiñ te sénégalais yëpp gis ni ci rapport bi nga xam ne moom la gendarmerie def ci PV yi nga xam moo tukkee ci gendarmerie tam nekk ci téléphone sénégalais yëpp ak li nga xam ne ñoom moom la ñu wax ñoom ñi nga xam ñoo ko fekke woon ak même moom Adji Sarr mii tuumaale Ousmane Sonko bu ñu seetee daañ gis ni dara amu ci lépp ay waxi Balla Pouye de la comme waxi Balla Pouye de la te xam nañ ni sénégalais yi du ñu nangu mukk ñu bëgg a wane ni viol moo am alors que sénégalais yépp xam nañ ne viol amul bu ñu dégloo ñi nga xam ñoom ñoo séq mbir mi ndax kenn gisagul ku ñuy violé ngay organiser sa viol te ñëpp gis nañ ne Adji Sarr moo doon góolu Ousmane Sonko am ñu nekk ci ginnaaw comme xam nañ ne sénégalais yépp xam nañ ne lii moom waxi Balla Pouye de la te teguwul fenn te mënuñoo jaar fenn ba wan nit ñi ne viol am na léegi nag jaay doole ci bëgg a des léegi nag ñoo taxaw ne dañuy jaay doole maanaam dañuy def lu leen neex jël seen assemblée nationale bi nga xam tekkiwul dara pour ne ko lever immunité parlementaire bi alors que lay xam na ni lii nga xam ne moo am ci dossier bi wax dëgg yàlla jarul lever immunité parlementaire lii nga xam ne moo am ci dossier bi aussi xel mënta nangu ñuy def mandat de dépôt kenn ci sur cette base loolu xam nañ ko ñoom mais président Macky Sall ay loi ci règlement yoonam nekku ci
te loolu la ñu woon depuis 2012 jaay doole bi nag dafa ëpp ñuy wax sénégalais yi ni nañ jël seen responsabilité ñun li ñu mën mooy woote fippu dafa jot parce que président Macky Sall moomuñu te sénégalais yi nag il faut ñu waxante ak ñoom dëgg wan leen ni jot na nag ku ci nekk surtout ñépp ñi nga xam yore nañ ay kuréel képp koo xam ci société civile nga bokk képp koo xam ne yaa ngi yore kuréel goo xam parti politique la ak lu mu mën a doon na nga xam ne sénégalais yi ñun bu ñu jëlu suñuy responsabilité président Macky Sall di toog di seetaan ku ne naan sama yoon nekku ci ak ku ne naan laalaguma dinañu éliminer benn par benn jaay ñu doole imposer dictature Sénégal fii ba 2045 wala 2050 il faut que sénégalais yi xam loolu kon nag loolu bu leeree ñu xam ni fi mu toll nii amuñu choix li nu dese mooy ñu fipp résistance foofu lañ toll ñuy woo tous les sénégalais boor bu ñu mën a nekk ñu taxaw fippu wan ko ni réew mi moomu ko benn département yi nañu organisé wu région yi nañu organisé wu quartier yi nañu organisé wu maintenant samedi au niveau de Dakar ñu mën a ñëw ñëpp ñu ñëw taxaw won ko ni lii muy def jaay doole la te jaay doole ñun duñu ko nangu parce que mënuñu koo fal ba nag mu bëgg ñoo xoqatal di def loo xam ne tegu ko fenn loolu mënul continuer loolu moo tax tey ñu dajal nit ñi pour wan leen ni fépp jot na sénégalais yi am leen fulla lii mënut a nekk président Macky Sall mënut a nekk fii napp ñépp ni kenn du wax may sa tend joor man maay buur lu ma neex laay def ñëpp topp ci ginnaawam mel na ñun ay xar la ñool duñ ko nangu parce que réew mi président Macky Sall ak famille am moomuñu ko kon loolu la ñu wax message bi loolu te sénégalais yi ñu bàyyi di yóbbante galgal ubul làmp sénégalais yi la ñuy woow réew mi ñun ñoo ko moom de façon pacifique ñu mobiliser le peuple sénégalais wan ko peuple baa ngi nii président Macky Sall moomuñu li nga bëgg a def ni dictature bi nga bëgg a installé duñu ko nangu kooku nag peuple bi ñooy rek seen cëggal guy ñoom ñoo mën a ñëw joindre à nous ñu won ko ni réew mi moomu ko une mobilisation forte pacifique pour l'intérêt du Sénégal parce que ñun amuñu intérêt taal réew mi du suñu intérêt parce que réew mi ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yépp président Macky Sall ak ay nitam moomuñu ko kon duñu fi def lenn loo xam day taal réew mi bu ñu ruubee naan ñii dañoo bëgg a taal réew mi mais am nañ droit bu ñu gisee ni kii jiite réew mi teg ko ci yoon ñu dajale sénégalais yépp won leen ni on fait une mobilisation forte dajale ñépp dans toutes les régions dans tous les départements dans tous les quartiers ñu won ko ne président Macky Sall moom de façon pique mais de façon ferme et résolue ñu won ko ni réew mi nag dañoo bëgg dictature bi nga xam ne moom nga ñu bëgg imposer mu dakk loolu mooy message bi ñu doon lancé di ko lancé sénégalais yépp ku ci nekk nga bañ a toog sa buntu kër ak de naan man maa ngi leen di soutenir à distance képp ku nekk ci réew mi na nga xam ne le Sénégal est en danger président Macky Sall li mu bëgg a def bu ñu ko nangoo daañ delluwaat ci buumug njaam nag waru ñoo nangu dellu ci war na ñoo mën a gëm suñu bopp xam ne président Macky Sall jaay dooleem bi ñun rek ñoo ko mën a dakkal ñun sénégalais yi te mën nañ koo dakkal sans ñu utiliser benn violence mën nañ koo dakkal sans ñu def lenn loo xam ne daañ ko yàq sunum réew mais ñu dajale doole ji parce que peuple bu dajaloo ni lii lañ bëgg sunum réew loolu benn président mënu koo résister loolu la ñuy woo sénégalais yi donc na ñëpp préparé wu ci loolu pour ñu xam ne président Macky Sall mi fippu jot na parce que nag nit mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam te président Macky Sall mi ngi mbéj sénégalais yi bés bu ne kon nag jot nañu fipp man loolu la amoon lu ma leen jàllale comme message bu doon merci Abdou Karim. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme li ma ko waxee sànq la conférence presse yi passé rek daanaka Mansour ak grand bi daam wax nañ lépp bon li am solo rek mooy ay points yu ndaw yu ñuy souligner pour bàyyiloo ko xel Sénégalais yi c'est très important xam nga ñu xam ko quoi mooy di ne actuellement fi mu toll nii Sénégal dafa toll ci Sénégalais yi parce que sëñ Abdou Lahad day wax mu ne mooy nit bu ñu la tegee bant jugal taxaw ba ñu xam doo bant nga toogaat Macky Sall dafa ñu teg bant quoi te jot nañu jug taxaw xamal ko ni du ñu bant quoi léegi c'est très important dafa am lu am solo boo xam ne dama bëgg Sénégalais yi xam ko mooy ñoom dañ ne ñun dañoo bëgg taal dëkk bi te contrairement li am mooy ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi te na ko kilifa diine kilifa aada sunu yaay yi ak sunu sœur yi ak ñëpp xam ne ñun juguñu pour taal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi te naka lañu bëggee taal dëkk bi mooy ay 4 heures du matin di jàpp ñi seen kër ay 2 heures du matin ci loo xam teguñu ko fenn Macky Sall nag jaay doole la nekk di def ku fi wax lu waxoon da ngay répété waat même wax yi rek quoi li ñuy wax mooy
askanu Sénégal la ñuy on fait appel à toute la population sénégalaise ñëpp nag na ko kilifa diine yi dégg na ko ñëpp dégg ñun on se laissera pas faire du ñu bàyyi Macky Sall jël ñu bëgg ñu piétiner bëgg yor réew mi yor ko nu mu ko neexee def lu ko neex li mu jàppee ñëpp di indi coow yëpp wax naa ko fi keroog Aliou Dunguru Sow dafa taxaw en tant que tukulóor di làkk en tukulóor ne carrément ne 3e mandat nguur bu ko xasee bu téye da nga cee langaamu képp ku la ko dara xañ nga génne jaas yi dal ci kaw député la dara fekk ko si dara fekk ko si tey li ñuy toppee Ousmane Sonko nii yëpp ñëpp xam nañ lan la duñ ci nekk ci détails yooyu quoi mais dama bëgg peuple sénégalais bi xam ni suba insha allahu rabbi nous le peuple collectif citoyen le peuple dañuy dem topp procédure normale yi xamal ko mag ñi ndax dañuy suivre xamal ko sëriñ si xamal ko sunu yaay dañ ay kilifa lañ ay responsable dañuy dem préfecture déposer demande benn déclaration pour manifestation place de l'indépendance lañ jëm fa la ñuy defee manifestation samedi la ñuy def manifestation place de l'indépendance suba la ñuy dugal déclaration bi dañ koy dugal parce que dañuy topp procédure yi parce que constitution Sénégal moo ñu autorisé ñun bu ñu amee lu ñu naqari ñu manifester léegi nag yoon dafa wax mu ne am réew ay texte moo leen boole maanaam charte nday réew mooy constitution wu Sénégal maanaam mooy norme yi ñuy doxee norme yooyu noonu bu fekkee ni réew ma njiit ya ak réew ma ak population ba seen njiit yi respecté wuñu norme yi leen boole devoir la ci askan wi ñu jug foqati pouvoir te Macky Sall duñ ko bàyyee noonu te damay wax benn affaire nan leer on fait appel à cette population pacifiquement kuy ñëw indi sa gel antiseptique parce que Macky Sall seytaane la te ay seytaane la àndal kuy ñëw indaale sa masque na ko seen si yëpp dégg woowuñu fenn fitna mais nag ñoom luñ ci bañ ñun duñ ko ci bañ lu ñu baax ñu ngeer ko dinañ ko teg ci yoon doxal ko ni ñu ko waree doxalee ci yoon lu ñu baax ñu ngeer ko donc na ko Sénégal yëpp xam Guy Marius Sagna dafa am jabar ami doom Sénégalais yi toog seen kër yéen laay waxal yéen yi may seetaan nii foofu ngeen toog ci ruq yi di wax ku ne di woqante Guy Marius Sagna dafa am liggéeyam am jabaram ami doomam am ay doom yu ndaw yu am 4 ans man dama ko am man kii daa am këram am liggéeyam Dame dafa am liggéeyam quoi ñun bu ñu toog ci média yi di wax nii du parce que dafa ñu neex mais ce pays là li fi nekk yëpp ñëpp lay dal fii ngeen gisee ci nguur Macky Sall ministre d'environnement boo xam ni braconnier la braconnier léegi nag jot na ngeen xam ni jub dafa jot xam ngeen ni bu baax place de l'indépendance ku fay dugal déclaration xam ngeen li may bëgg a wax donc kon nag na ko mag ñi xam na ko sëriñ si xam na ko ñëpp xam suba 10h incha allahu rabbi le peuple dina dem dugal déclaration préfecture pour samedi incha allahu rabbi ñu woo toute la population sénégalaise kuy xeex góor jigéen Macky Sall da koy dooleel kuy xeex daara alxuraan yi Macky Sall da koy doole day xeex daara alxuraan yi kuy képp koo xam ne gëm nga ni Sénégal xale yi dañu war a jàng gëm nga ni dañoo am war a presse bi liberté d'expression dafa am dañu war a wax mënoo ñu privé suñu lépp privé ñu suñu liberté d'expression léegi doyari ak ñàkk fayda boobu nag ñun on fera face à ça donc ñi ngi woo ñëpp samedi incha allah 10h place de l'indépendance képp ku mën a ñëw na nga teew foo mën a ñëwee foo ñëwee baax na soxlawul ay groupe di ñëw dugal ci car rapide ak tataay na ku ne ñëw jarul tàggoo jël leen taxi nañ daje foofu 10h pile ñu ñëpp ñu ngi fa. Baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey Baolinfo.net le portail du Baol sur le web. Baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal.